Bismillah, ila billah, in the name of Allah, paix salut sur tous les prophètes, particulièrement sur le sceau de la prophétie. asalaamaaleykum mbokk yi ñu topp ci Ndindy Actu maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen indil nag seen rubrique bu bees bu ñuy tuddee Actu Santé. Actu Santé nag dafay waxtaanee lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu wérug yaramu doomu aadama wérug yaramu doomu aadama xam ngeen ni jamono ji wax dëgg yàlla ci Sénégal ci àddina bi ñëpp nit ñaa ngi jàmbat lépp lu jëm ci ay xeetu tawat ak bu mën a doon dinañ ko waxtaanee ci émission bi ki ci àndal moo di le docteur Doudou Diop moom nag médecin généraliste la boo xam ni xam-xamam dafa wàcc ci wàllu wér-gu-yaramu doomu aadama dinañu fas yéene waxtaan ak moom ci lépp lu aju ci fànn yu xam ni dafay aju ci wàllu wér-gu-yaramu doomu aadama tey nag ci premier numéro Actu Santé dinañu fas yéene waxtaanee feebaru diabète mu di feebaru suukar ni ko ñenn ñi di tuddee docteur Doudou dinañ ci dikk ak moom ci lépp lu ci aju maanaam naka lay manifesté woo nañ koy fajee ak diabète yi lu ñu war a jëfandikoo pour maintenir seen santé ak tamit ñi ko amagul nan lañ koy prévenir ba nga xam ni du leen dal docteur Doudou maa ngi lay ziar bu baax Diop. maa ngi lay ziar bu baax Amadou. xanaa ma bàyyi la nga nuyoon teg ñi nga xam ne ñoom ñooy internetu Ndindy Actu. ok jërëjëf maa ngi nuyu internetu Ndindy Actu yëpp yi ñuy suivre en direct. di la gërëm bu baax nag ci invitation bi. waaw comme ni nga waxee je pense que c'est la première émission. mu nekk loo xam ne c'est une fierté pour ñun ñëpp. te di leen ñaanal tamit chaîne bi. li ngeen ci bëgg yàlla may leen sax lu koy seen jot. mooy li may faral di wax rek Ndindy moom dañ ne sëñ Fallou moo ko moom. ñaan yàlla na chaîne bi wuyoo turam. waaw barke bi toppoon borom tur bi ak borom dëkk bi topp chaîne. jërëjëf docteur Doudou Diop kon li ñuy tuddee vif du sujet ci la ñuy daal di dugg rek diabète la ñuy waxtaanee docteur tey ci premier numéro bi mu di feebar boo xam ne nag dafa yitteel doomu aadama yi ndax li muy dal ci ay doomu aadama ci àddina bi di nga ñu dikkal ci nu ñu ko xayma ci àddina bi ak ci Sénégal ci ñaata nit la ñu war a toll ak naka lay manifesté woo ci doomu aadama feebaru diabète docteur Doudou. ok jërëjëf loolu je pense que question bu am solo la parce que diabète nekk na feebar boo xam ne fi mu nekk nii. adduna bi yëpp la wër mooy li ñuy wax en médecine pandémie mooy dëkk boo dem am na ko fa am diabète mu nekk feebar boo xam ne ci ay jamono dañ daan wax ni pays développés yi ñoom lay dal mooy les pays industrialisés mais aujourd'hui seetlu nañ ni même pays yi nekk en Afrique seen progression wala seen nombre de diabètes yi ñu am li muy avancé moo gën a gaaw sax pays développés yi mu nekk feebar boo xam ne xëy na jóge na dans les pays développés ñëw ci pays en voie de développement organisation bi nga xam ne mooy OMS organisation mondiale de la santé moom nga xam ne mooy toppatoo lépp lu jëm ci wér-gu-yaram ci àdduna bi mi ngi xayma en 2018 le nombre de diabétiques ci àdduna bi autour de 422 millions nga xam ne loolu lu am solo la ci ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar millions aadama yoo xam ne ñi ngi ak feebaru diabète fii ci Sénégal ci sama xam-xam bu gàtt amuñu woon ay études yoo xam ne dañ ko def sur le plan national bu ñu mën a xaymaal ñaata diabétique la ñu am mais am na ci étude bu am solo boo xam ne professeur Maïmouna Ndour ak équipe am ñoom ñi liggéey hôpital Abass Ndao defoon nañ ko ay at ci ginnaaw ñi ngi ko defee woon région de Saint-Louis bi ñu defee étude ba mu jeex ñi ngi gis ni ñi bokkoon ci enquête bi nga xam ne dafa nekk population yoo xam ne ñi ngi commencé ci 15 ans jëm kaw 10% ak lu toftal tuuti dañu am diabète. D'accord. Loolu boo ko bëggee xayma mooy fukki nit yoo jël kenn ki dafa am diabète. ci Sénégal waaw ci d'après étude bi nga xam ne moom laa jot résultat yi. d'accord mu nekk lu officiel kon OMS donc daal di koy publier kon mu jëm ci àddina bi maanaam ñeenti téeméeri millions ak ñaar fukk ak ñaar ci àddina bi am nañu feebaru diabète alors docteur feebaru diabète xam nañ ni bari na ay façon ñaata type de diabète moo. waaw peut-être xanaa balaa ñu dugg ci type de diabète bi sax mun nañ expliquer diabète mooy lan. d'accord diabète mooy lan. waaw parce que li ci gën a bare ci wolof dañ naan feebaru suukar. te ci wàllu kàllaama nasaraan tamit dañuy faral di wax diabète sucré. diabète sucré. kon diabète day feebar boo xam ne taux suukar bi nekk ci deretu nit ki. dafa yegg ci doyo boo xam ne ëpp na. wala limite ba mu waroon yem. mën a jëriñ nit ki. weesu na ko loolu mooy diabète. léegi bu ñuy xayma mun nañ koo diviser ci ñaari groupe comme ça pour simplifier lépp am na diabète bu ñuy wax diabète de type 1 boobu boo seetloo ñi koy faral di am du ñu mag day nekk ay fii yoo xam ne d'accord moins de 35 ans
day nekk nit ñoo xam ne sax amuñu yaram dañuy faral di nekk nit ñu xaw a sew nit ñu yem seen bind noonu lay mel. boobu mooy diabète de type 1. mais li tax ñun docteurs yi sax ñi koy gën mën di xàmme gaaw mooy signe ni muy installé wu di brutal da doon nit koo xam ne jàmbatul woon dara bu yeewu rek feebar. am na ci ñoo xam ne sax dañuy def directement coma ci biir coma boobu la ñuy xamee dañu am diabète loolu mooy le diabète de type 1. diabète de type 2 bi nag moo gën a bari ci àdduna bi boobu mi ngi gën a jàpp nit ñi à partir de 40 ans jëm kaw. ñeent fukki at jëm kaw te en général nit ñooñu muy jàpp day doon nit ñoo xam ne dañu am yenn saa yi li ñuy wax des facteurs de risque. facteur de risque mooy li nga xam ne bu nekkee ci yow bu feebar bi yegg si ci yow day yomb benn biñ ci ràññee mooy sa benn waajur am ko loolu la ñuy wax un ascendant de premier degré. sa jigéen. beneen bi mooy nga doon nit koo xam ne da nga xaw a am yaram. te li ci gën a ràññee sax ci xeetu am yaram yooyu mooy li ñuy wax ci nasaraan obésité abdominale mooy nit ki nga xam dafa am yaram mais yaram bi ci biir bi la gën a féete. ak nit ñi nga xam ne xëy na seen yëngatu wàññeeku na dañu sédentaire dañuy toog lu bëri ñoom ñooy faral di am diabète de type 2 boobu nga xam ne. d'accord kon daal diabète de type 1 ak diabète de type 2 moom moo am. d'accord comme defe naa leer na bu njëkk bi ñi tuuti ba pare gën a doon ndaw ñoom lay dal deuxième bi nag moom mooy ñi am yaram te en général ñi am yaram ba pare am biir ñooñu lay gën a dal alors naka lay manifesté woo ci doomu aadama bi. waaw diabète de type 1 bi sànq wax naa ko moom buy manifesté wu en général si ñi day brutal dañoo ko xam ne dara jotu woon. jàmbatul woon dara. bu jékki-jékki rek daanu feebar. ñu testé xool gis ni dafa am diabète. bu dee diabète de type 2 bi nag buy tàmbali moom li ñuy wax ni day évoluer à bas bruit doo yëg dara doo sentir dara waaye mais bu demee ba li ñuy wax phase d'état nga xam ne feebar bi installé wu na am na ñeenti signes yoo xam ne mooy orienté maladie. bu njëkk bi mooy day doon malade boo xam ne li muy tuur ndox day bari. d'accord. loolu la ñuy wax ci français polyurie. buy tuur ndox lu bare conséquence bi mooy doon day naan lu bare ñu koy wax polydipsie. beneen signe bi mooy day doon koo xam ne day sentir ni li muy lekk dafa yokk. day gën a am appétit. mooy polyphagie mais ñett yooyu yëpp boo ko dajalee li ci xaw a doy waar mooy da ngay gis ni nit ki au lieu mu am yaram day jeex. ñeenti signes yooyu à la phase d'état mooy orienté docteur yi rapidement li ñuy wax syndrome cardinal mooy ñeenti élément ñoom ñooy orienté docteur bi pour mu xam ne kat kii présenté na des signes de diabète. d'accord alors maintenant une fois que nag nit ki ñëw am diabète léegi dañuy xalaat nag mu tasaaroo ci biir yaramam ba am ay dérangement yu mu def ci wàllu ay cëram yi nekk ci yaramam. notamment bopp bi ban rapport la diabète am ak tension artérielle. waaw xam naa dinaa tontu ci question boobu mais bala ma ci jàll. am na li nga xam ne moo ëppal solo docteur bi mooy mun a objectiver diabète bi. d'accord te ni mu koy objectiver mooy day def analyse ci deretu nit ki. pour natt suukar bi nekk ci deretam par litre de sang. et chiffres yi ñuy joxe. mooy glycémie. mooy taux sucre ci deret. ñu koy exprimer par litre. warul weesu 1,10. 1,10. da ko war a yées. loolu mooy la glycémie qui est normale. mais bu nekkee ci diggante 1,10 ba 1,25 dañuy faral di wax ni nit ñooñu dañuy def ce qu'on appelle une intolérance au glucose. diabètuñu mais bu ñu jëlul ay matuwaay mun nañ évoluer vers le diabète. diabète nag moom ni ñu koy définir en médecine et en biologie mooy koo xam ne defal nañ la glycémie ñaari yoon ñaari yëpp toll ci 1,26 jëm kaw. waaw si boobaa la ñu naan kii kat dafa am diabète. d'accord léegi li nga doon laaj léegi question bu am solo la. yaa ngi laajte diggante diabète ak hypertension artérielle. hypertension waaw. hypertension artérielle mën nañu ko dugal ci complication wu diabète yi. d'accord parce que bëri na ay complications. docteur yi dañuy wax ni diabète ak hypertension artérielle dañu doon couple. ñoo xam ne ñooy ànd. maanaam dañoo ànd daal. léegi docteur doguma la waaye pour rek ñi suivre mën a comprendre lan mooy hypertension artérielle mooy tension bu yéeg. tension bu yéeg dépassé chiffres yi nga xam ne. moo normal léegi diabète ak hypertension dafa am lu ñu nuróole. mooy ñoom ñaar ñëpp suukar bu bëri. ak pression bi deret bi def ci kaw vaisseau sanguin. vaisseau sanguin mooy raakool yi dawal deret. d'accord. parce que bu ñu nee hypertension mooy pression bi. nga xam ne deret bi def ci kaw vaisseau paroi bi. bu ñu nattee ñaari chiffres yooyu ñu def foofu ñu xam ne am hypertension wala tension normale.
hypertension artérielle comme diabète ñoom ñaar ñëpp dañuy yàq réseau sanguin. d'accord seen conséquence ñoom ñaar ñëpp resté identique te ki am diabète facilement mun na am hypertension artérielle. waaw loolu laa la bëggoon laaj waaw. d'accord kon daal boo amee diabète am nga ay forte risque nga am hypertension artérielle te hypertension artérielle maanaam dafay tax ni sa deret waroon a circuler jaar ci fi mu war a jaar day tax bu du mën a normal dina fa jaar mais doole bi pression bi nga xam ne deret bi moom lay def ci paroi vaisseau yi mooy sidit yi koy dawal day fort ba mu ëpp te fort bu ëpp boobu après day indi ay conséquences ci organisme. léegi nag une fois que nit ki am na diabète ba yooyu yëpp di ko gàllankoor ci ak dundam xeetu paj mi nu muy demee ci médecin bi. waaw maa ngi lay delluwaat ginnaaw tuuti rek pour dellusiwaat ci complication diabète yi wax nañ benn muy hypertension artérielle mais du moom rek moo doon complication diabète am na ci boo xam ne dañ koy faral di gis ñi di ko wax acidocétose diabétique mais boobu ni mu koy mën a ràññee mooy nit ki day def coma ñu koy wax coma diabétique. maanaam da ngay xëm. perte de connaissance nekk di nelaw ça loolu la ñuy wax coma diabétique. diabète aussi dina am ay complications yoo xam ne day laal li ñuy wax sidit yëpp pratiquement mais dafa am ñetti organe yu mu gën a yeb benn bi mooy bët te ci biir bët rétine bi lay laal ci biir bët la nekk fa la image yi di dal ñu koy wax rétinopathie diabétique. beneen bi muy laal mooy le rein mooy roño bu ko defee nit ki à la longue day am lu ñuy wax néphropathie diabétique bu jógee ci loolu nag mu laal yeneen vaisseau yu mag yi ak yu ndaw yi noonu lay faral di manifester ci ay complications. am na beneen complication boo xam ne tamit docteur dañ koy bàyyi xel bu baax mooy li ñuy wax pied diabétique mooy góom bi nga xam ne diabétique yi dañ koy faral di am ci seen tànk yi. mooy dem ba ñuy dagg tànk beeg baaraam yeeg yooyu quoi. et loolu c'est valable pour l'homme et pour la femme aussi. pour la femme am na tamit beneen complication bu ñuy wax neuropathie diabétique nit ki yëg-yëgam day wàññeeku c'est-à-dire sensibilité yaram bi day wàññeeku. loolu mooy indi yenn saa da ngay gis ko am diabète sol daal ci rat dox ba dàll bi wan lu ko yëg parce que sensibilité wàññeeku na ba sentirul sa dàll bi rocceeku. mais loolu garaaw na docteur. garaaw na ci ki nga xam ne xamu ko. mais ñun ñi nga xam ne loolu mooy suñu liggéey. ñu wax maladie bi garaaw na dañ koy wax ni situation bi fii la toll defal lii moytul lii di ngay naan nii la lay toppatooyee boo defee diir dellusiwaatal ñu contrôler waat. dalal xelam xamal ko ni diabète dañ koy traité te tamit conseils yi leen di jox bu ñu ko toppee dina leen dimbali bu baax ba nga xam ne xëy na sax complication yi duñ koy yem. léegi traitement yi docteur. léegi traitement yi daanaka mun naa ne ñetti xeetu traitement mun nañ ko diviser noonu. bu njëkk bi mooy li ñuy wax les mesures hygiéno-diététiques bu ñu nee mesure hygiéno-diététique mooy nit ki bu amee diabète day moytu lépp loo xam ne mën na ko indil infection parce que diabétique tamit dafa nekk nit koo xam ne pour mu def infection dafa yomb. dafay sensible daal maanaam. dafay fragile maanaam. fragile mu ngoog défense yi dañuy wàññeeku ba nga xam ne microbe pour ñu dugg ko day yomb te diabétique bu defee infection en général day sévère ba pare diir bu muy def xëy na mooy gën a yàgg ki nga xam ne amul diabète. d'accord. moo tax ñu naan boo amee diabète da ngay moytu di dagg ay dagg-dagg ak yooyu ndax day yéex a wér ci ñi am diabète. et puis même boo amee yeneen infection yi muy ci nopp muy ci fi ñuy nokkee appareil respiratoire muy ci biir gémmiñ muy infection bucco-dentaire yooyu yëpp da ngay dem faj ko ci saa si toppatoo ko ba bañ la indil ay gàllankoor. donc yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne jar na bàyyi xel. donc loolu dañ ci conseiller nit ki di ko ci éduquer. beneen élément bi mooy ci lekkinam dañ koy conseiller produit yi nga xam ne bu ko jëlee dina ko dimbale ba suukaram bi yëg trop te dina mën a lekk correctement ba suur dañ leen di conseiller aussi ñu wàññi toogaay bi di yëngatu di def sport sport boobu ñu ngi leen di conseiller ñu def ko au moins 3 fois par semaine de façon régulière. maanaam activité physique régulière. 3 fois par semaine. maanaam daal ngay yëngatu. saa su ne te saxal ko nag ñetti yoon ci semaine bi. ñetti yoon ci semaine bi. dina la dimbale parce que dina lakk suukar bi ëpp ci sa deret dina la dimbale ñi def sport en général du ñu am yaram te dina la dimbale tamit yeneen maladie métabolique yi xëy na. insuline mooy yi ñu lay pikiir. junj nga ko léegi mu di diabétique bi nu mu war a lekkee lu mu war a lekk ak lu mu warta lekk. waaw léegi xam naa dañuy yeggali traitement yi rek parce que yeneen traitement yi tamit ay doom yu ñu lay jox la. d'accord bu dee diabétique de type 1 traitement bi insuline la. moom insuline lañ koy jox ngir dundam.
mais mooy yi lay piquer. yi lay piqûre mais dañ lay surveiller de façon régulière da ngay dem ci kër docteur yi ñu xoolaat la def mesure yëpp def bilan yi nga demaat. bu fekkee diabète de type 2 yi ñi ngi commencer les mesures hygiéno-diététiques moom la ñuy tàmbalee. am na ci ñoo xam ne seen taux yi sévèrul noonu wala kawewul trop bu ñu defee un bon régime alimentaire di am une hygiène corporelle c'est-à-dire toppatoo seen yaram ban infection fu mu am ñu mën a fajog yooyu yëpp ba pare di def activité physique régulière dina mën a équilibrer taux bi. bu fekkee nag loolu mënu équilibrer taux bi dañ la jox ay doom yooyu naan léegi doom yooyu naan mun na nekk médicament yoo xam ne benn molécule moo ci nekk c'est-à-dire lii faj benn élément rek la moom la ñuy tàmbalee. bu fekkee ne xëy na mënul régler problème bi trop ñu dugal ñaar. loolu la ñuy wax la bithérapie. bithérapie. waaw parce que bi jiitu monothérapie la. benn doom lay doon wala benn xeetu garab rek lay doon. bu fekkee ni mënul wàññi suukar si comme ni ñu ko bëggee. ñu def ñaari xeetu garab. muy bithérapie. d'accord loolu bu réglé wul problème bi ñu dem ci troisième palier bi. mooy trithérapie. trithérapie moom nu muy demee loolu waaye trithérapie bi nu muy demee moom. ay doom lay doon rek yooyu naan mais dañ lay surveiller léegi bu ñu la surveiller nag gis ni malgré le fait que yaa ngi jël yooyu yëpp. sa taux de sucre fañ ko bëgg a séntu wala fañ koy séntu fekk ñu ko fa. wala yeggu fa. yow mun nga jàll ci insulinotherapie. d'accord donc façon traitement yooyu ñu am ci diabète. d'accord léegi ñëw ci wàllu lekk gi maanaam li ñu war a jëfandikoo ak li ñu war a jëfandikoo waaw. régime alimentaire u diabétique mun naa ne mooy régime nit rek pour normal parce que li ñuy conseil diabétique bi moom la ñuy conseillé tamit ki nga xam ne amul diabète pour que les maladies métaboliques yi ñuy wax bañ ko dab moom it. benn bu njëkk nga xam ne Sénégal léegi xaw na fi jafe mooy bañ a sauter repas. bañ a tëb benn repas ngay lekk ñett ndekki añ reer. kon da nga war a lekk ñetti repas yëpp ci bis bi. da nga war a ndekki war a añ war a reer. parce que conséquence sauter repas bi mooy nit ki bu tëbee repas. repas bi ci topp. day am tendance compenser li mu pertoon day mel ni kuy rattrapé wu. te bu dee repas midi bi la sauté le soir lay lekk te li muy lekk le soir bu fekkee dafa niin mbaa mu diis déjà day am problème pour digérer ko te loolu tamit day dem lekk ko le temps que muy rees mu dem tëddi donc loolu lépp mun na entretenir sax diabète bi ak obésité beeg yooyu yëpp. donc premier élément bi mooy da ngay respecter les repas. deuxième élément bi mooy entre deux repas lu mu gàtt na def 4 heures ba 6 heures de temps. maanaam ni ñuy espacé woo quoi. ni ñuy espacé woo diggante ñaari repas yi. ba pare booy lekk da ngay favoriser les salades les fruits les légumes crudités yi ay concombre ay carottes genre yi ngay gën a favoriser mais du tee tamit da ngay jël fruit parce que fruit dafa am suukar mais fruit suukar bi mu am du suukar bu gaaw suukar bu gaaw mooy suukar bi ñuy def ci café wala di ko def ci ataaya sucre rapide nga xam ne boo ko naanee léegi pratiquement mu dugg sa deret ci saa si donc sucre rapide dana naan nga wàññi loo mën wàññi ko bu baax a baax bu doon def 6 bec ngay def benn. mais am na sax benn mode suukar buy diabète yi di utiliser. voilà loolu moom la ñuy wax édulcorant. d'accord kooku tamit mën na remplacer suukar bële. ma la li ci gën a bari dañ leen laaj du saf mais dañ leen di wax ni defal ba mu saf sans pour autant nga ëppal ci. voilà mais na nga ko mën a supporter mën ko lekk te du la indil benn arrière goût wala nga koy mu lay génn liku. donc loolu tamit lu am solo la quoi. léegi lu mel ni xeetu ndawal maanaam li ñuy tuddee yàpp. ak yeneen xeet yooyu maanaam viande rouge ak viande blanche ban la ci diabétique bi war a jëfandikoo. bon diabétique bi dañ koy conseiller mu favoriser tout ce qui est viande blanche. viande blanche mooy lu xeetoo ginaar ay naat picc ak yu mel noonu. ak poisson. parce que li ñuy séntu ci ndawal. ce sont les protéines surtout. mais ñoom ñëpp am nañ protéine. mais viande blanche moo gën ci diabétique ak poisson que viande rouge. d'accord léegi nag diabétique bi heure de sommeil am maanaam est-ce que diabète déjà dafay am conséquence ci nelawu doomu aadama bi ci ki ko am. ci sama xam-xam bu gàtt gisaguma ay études yu prouvé ni am na un lien direct entre le diabète ak la qualité du sommeil. D'accord. Et puis diabétique bi nga xam ne son taux de sucre est normal équilibré. moo ni ko amul diabète ñooy la seule différence mooy ki diabète xëy na day jël ay doom pour taux bi yegg foofu wala muy def ay activités pour taux bi yegg foofu alors que ki nga xam ne amul diabète deful dara. mais moom ak nit ki amul diabète
D'accord, jërëjëf docteur. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Doudou Diop dans cette rubrique intitulée Actu Santé sur Ndindy Actu en compagnie de votre humble serviteur Ahmadou Seck. Docteur Doudou nag wax na ak ñun ci li nga xam ni mooy indi diabète ak niñ koy fajee ak maanaam xeetu diabète yi nga xam ni moo am ak li diabétique bi war a lekk ak activité sportive yi mu war a def régulièrement 3 fois par semaine léegi nag Malick dañuy ñëw ci li nga xam ni moom mooy question yi nga xam ni moo jógee ci internet yi alors bi ci njëkk docteur Doudou benn internet nee na ma jigéen joo xam ne dafa ëmb maanaam dafa nekk en état de grossesse moom ba pare am diabète yan risque la mën a am ci ëmbam boobule maanaam yan conséquences. question boobu moom elle est très intéressante parce que bari na suñuy soxna suñuy jigéen suñuy tante suñuy bàjjen yoo xam ne xëy na bu ñu ëmbee dañuy am tuuti jafe-jafe ak seen taux de sucre dans le sang muy diabète léegi diabète ak ëmb mun nañ ko xayma moom it ci ñaari catégorie benn bi dafa am li ñuy wax diabète gestationnel nga xam ne ëmb bi moo ko indi wala moo tax ñu découvrir ko ak bokkul ak ki nga xam ne dafa diabétoon jàpp ëmb ñaari bokkuñ mais dans tous les cas ñi am diabète jël ëmb ci ñi gën a ragal te dafa bëri ci soxna yooyu ñoo xam ne dañ koy présenté mooy dañuy am xale bu taay di wolof di wax taay xale bi poids bi day ëpp 4 kilos te bu fekkee xale bi poids bi dafa ëpp 4 kilos c'est un gros bébé buy génn bu fekkee ni yaay ji bassin bi dafa rétrécir il faut ñu jaarale ko ci kaw xëy na du mën a jaar ci suuf. mooy li ñuy tuddee césarienne quoi. dañ koy defal césarienne parce que bu jaaree ci suuf war a forcer ak yooyu yëpp day indi yeneen conséquences. D'accord. donc dañ koy defal césarienne. deuxième conséquence su diabète gestationnel wala diabète ak grossesse mooy ay borom xam-xam yu bëri def nañ ci ay gëstu. seetal ni bu fekkee soxna si dafa am diabète gestationnel ci ëmb bi rek ëmb ci topp rek kon daal ki nga xam ni dafa am diabète dafa war di espacer am njuram daal maanaam wala. mun na ko espacer mais il faut que ci dossier ñu bind clairement ni dafa defoon diabète gestationnel bu ko defee parce que jigéen bu wanee lor dañ koy suivre. dinañ dem ba def 4 visites am na sax ñoo xam ne dañuy weesu 4 visites def plus de visites. dañ koy suivre très très près. donc avant muy aussi dañu xam par ban voie lañ koy jaarale xale bi nan la toll ban taille la def ban position la nekk yëpp dañ koy xayma ba xam lan moo gën ci moom ñu defal ko. d'accord kon daal lu sensible la nga am diabète ba pare ëmb wala nga ëmb ci biir ëmb bi xale bi taay nga diabète dab la ci kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax c'est important. deuxième question waaw docteur waaw. ma dogguma la sax liñ ci mën a dolli mooy jigéen bi nga xam dafa amoon diabète di naan ay doom bu jëlee ëmb dañuy changer traitement bi insuline lay jël voilà donc diabète et grossesse moom traitement bi insuline la. insuline la waaye amul naan doom. waaw mais alhamdulilah bari na ci jigéen yoo xam ne bu fekkee diabète bi ëmb bi moo ko indi bu ñu muccee après diabète day dem. dafay disparaître complètement. macha allah. bokkul ak ki nga xam dafa amoon diabète am grossesse. d'accord gis nga ko mbiru suñu borom la lu yéeme la deuxième question internaute bi nee na docteur est-ce que le diabète est une maladie mortelle ndax diabète day rey. xëy na du ma ko mën a waxee noonu. dina am ñoo xam dañuy am diabète après yàlla dogal ñu faatu mais diabète li ci gën a faat nit ki mooy complication yi. moom mooy gën a faat nit ki mais bu fekkee ni nit ki dafa am diabète respecter régime di def activité physique di naan garabam di def ay contrôle am li ci gën a bëri xëy na mën a dund ba keroog yàlla di ko jël te du ñu mën a ni diabète bi rek moo ko yóbbu suñu borom moo dikk rek mu daal di dem waaw mais complication yi surtout ñooy yóbbu maladie. d'accord kon ñenn maladie dañuy def AVC ñenn ñi def coma ñenn ñi def d'autres complications yoo xam ne moo leen di faral di yóbbu kon feebar jotewul dara ak génn àddina kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax waaye nag am na feebar yoo xam ni am na lu muy àndal loo xam ne dina indi quand même ak faatu nga maanaam muy sabab bi troisième question bi moom mooy ndax ku am diabète war naa jëfandikoo li ñuy tuddee sàngara ak toxum cigarette. waaw ñaari éléments yooyu kii ka laajte moom xam naa moo ko gisoon dama koy fay. waaw xaw ma kan la doon waaye su ma ko gisoon moom naa ko fay parce que posé na question bu am solo. ñaari éléments yi mu tudd yëpp. muy sàngara muy cigarette. dañu bokk ci facteur de risque diabète.
boo koy jëfandikoo. te amagoo jabet. mun na la installer un diabète. muy sàngara ak cigarette am nga diabète nag. loo ko gën a mën a moytu loolu la xel nangu. li nga xam ne boo amul diabète mun na la ko indil. kon boo xasee am diabète moom da nga ko war a daw boo faw. da nga war a bay cigarette bay alcool. d'accord kon yeneen question yi dañ koy bàyyi incha allah ba beneen yoon rek ñu cabaxal ko dugal ko ci yeneen numéro yi incha allah alors docteur Doudou nous arrivons au terme donc de cette émission le temps qui nous était imparti est quasiment donc terminé dafa am virus bu bees boo xam ni dafa feeñ ci àddina bi mi ngi jógee réewum Chine déjà virus boobu yëg nga ko. waaw loolu de xanaa mooy l'actualité de la santé publique mondiale noonu laa ko mën a waxee ci kàllaama na maanaam li xew ci jamono ci wàllu wér adduna yëpp ci wàllu wér-gu-yaram dafa nekk une infection boo xam ne doomu jàngoro bi koy joxe mooy coronavirus voilà boo tubaab yi moom xam nga microbe bi dañ leen yenn saa yi wutal ay tur yu xaw a xumb te coronavirus lu ko indi rek mooy virus bi forme couronne la loolu moo tax ñu tuddee ko noonu. d'accord. mais dafa nekk doomu jàngoro boo xam ne infection respiratoire lay joxe maanaam fi ñuy nokkee appareil boobu nga xam ne mooy tax ñu mën a nokki di noyyi ak yooyu foofu lay laal. mun na nag jógee ci loo xam ne lu simple lay doon wala mu jox la feebar boo xam ne sax sévère soj bu simple après mu jàll. mais it mun na indi ay complications jox la ay maladies pulmonaires yoo xam ne c'est assez sévère. dafa nekk loo xam ne lu jar a moytu la mais fii heureusement si biir Sénégal gouvernement bi et particulièrement le ministère de la santé et de l'action sociale jël na ci ay matukaay yu wóor te dañuy xelal suñu mbokk yi ñu dëkk Sénégal ñëpp ñu jël ay mesures yu simple yoo xam ne dina tax ba xëy na virus boobu dina mën a laal benn bi mooy ñu farataal raxasu loxo ak saabu moom set. beneen bi mooy booy ñandu wala booy tichel nga wut mouchoir taf ko sa bakken wala nga taf ko sa gémmiñ soo paree mouchoir boobu nga dem def ko fi ñuy def mbalit tëj ko beneen bu dee amoo mouchoir mun nga def li ñuy wax le creux du coude mooy fii nii nga def ni sa loxo taf sa bakken taf sa gémmiñ ba nga xam ne microbe yi jógee ci yow du tasaaroo beneen élément bi tamit mooy li nga xam ne dafa am solo te xëy na sax ñu yegguñ foofu mooy li ñuy wax le port de masque bi nga xam ne day taf sa bakken tafaale sa gémmiñ ñu takkee ko ci ginnaaw loolu yëpp mun na tax ba microbe bi du ñu tasaaroo mun na jóge ci benn nit dem ci keneen te masque bi tamit dina la protéger bu loolu weesoo Sénégal aussi ministère de la santé ci organisation am na kuréel boo xam ne lépp lu jëm ci informer askan bi moom mooy liggéeyam. sensibilisation. ñu koy wax SNEPS. Service national d'éducation et d'information pour la santé. ñoom am nañu un numéro vert. numéro vert mooy numéro boo xam ne boo jëlee sa téléphone woote ci doo fay dara muy 800 00 50 50 képp ku bëgg a am ay information yu gën a détaillé ci infection boobu boo jëlee sa téléphone woote dina am ay techniciens yu xarañ ci li ñuy def ay professionnels de la santé yu la mën a tontu orienté la ba dara sa xel wax la ni nga war a def donc loolu daal lañ amoon lu xam ci gàttal rek lu ñu mën a sànni ci infection coronavirus boobu mais yegseegul Sénégal. yegseegu fi alhamdulilah rabbil alamin kon nag mi ngi jógee Chine yegseegul Sénégal. waaye nag yàlla mu bañ fi yegsi te ñi ko am Chine it yàlla saafaral leen ba mu yem foofu. voilà kon alhamdulilahi rabbil alamin Chine la jógee gis nañ ni nag wax dëgg yàlla Chine moom mel na ni frontières yi tëj nañ ko kenn duggatul kenn génnatul ña nga cay nekk di saytu mbir moomu ba xam naka lay mujjee incha allah ñi ngi ñaan yàlla bu mu yegg si Afrique sax ba yegg si Sénégal incha allah alors docteur Doudou jërëjëf kontaan nañu ci premier numéro bi nga xam ni moom la ñu tàmbali tey ci Ndindy Actu ñu fas yéene ko wéyal ci yeneen xeeti jàngoro incha allah ñu lay gërëm bu baax di la sant ci disponibilité bi di ñaan suñu borom defal la jàmm Sëriñ Tuubaa nee na hamdan li munzili dana wa daa'i wa mundili shifaa'i wa dawaa'i man amara al ibada bi du'aa'il yadfa'u bihi anil balaa'i kooku mooy xasida matlabu shifaa'i moom lañ lay boole rek suñu borom sàmm la aar la ak Malick Fall mi nga xam ni mooy technicien bi nekk ci caméraman bi aussi alors docteur lan ngay tàggatoo ci premier numéro bi balaa ñuy joxante rendez-vous beneen yoon incha allah. xanaa di la sant rek ci invitation bi déjà. di rafetlu émission bi ngeen organisé ci Ndindy Actu parce que wér-gu-yaram dama jàpp ni mooy alal bi gën a am valeur nit ak lu mu mënti am wér-gu-yaram moo ci gën a cher te tey nit bu fekkee nii dafa am ñaari soxla wér da caa bokk te li ñu def nii da doon loo xam ne
yàggul lu gàtt la mais jàpp nañ ni nit mun na ci gindeeku te loolu rek mooy rôle média te tam mooy rôle docteur mais tamit sensibiliser population informer leen partager savoir xamal leen tamit da ci am solo trop donc ma koy rafetlu bu baax di la sant di la gërëm te ñu dox daje ci émission bi di ñëwaat Inch'Allah. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, mesdames et messieurs, de vous tenir compagnie. Le même plaisir sera partagé avec vous une prochaine fois avec une autre maladie, avec le docteur Diop. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.